jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gii li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbas mi ak tolluwaayam jàpp leen ne mbokk yi ni ki tey ji nag amul benn doomi aadama boo xamante ni jot nañ ne daal di ngay faatu ci wile mbas juróom fukk ak juróomi cas positif la ñu am fanweer ak ñeenti ci ñoom nag di ay cas contact jàpp leen itam am na ñetti cas importé daañu wax ci leneen xam ngeen ne lu ni mel at bu yàlla sàkk nag dañ ko doon amal mu dik kankurang yi nag ca diwaan bu Mbuur mu mel ne nag ni ki ren lu ni mel nag du am collectivité Mandeng bi nag xam na rek ne daañu def ay ñaan waaye tam samp ay garab ci weeru septembre bi yëpp daañu wax ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi nag ni ki ëllëg njàng mu kawe mi mu mel ne nag njiit bu union des parents d'élèves nag ak itam étudiants xam ne lu ni mel d'accord na ngir ñu amal reprise graduelle bi comme ni ñu koy faral di waxee waaye itam moom di Abdoulaye Fane di xam ne rek ne dina jafe ngir ñaan ñu daal di dëppoo li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di digle ci yile bile jamono yooyee nag mu mel ni taw bi mu ngay sonal yenn ci ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi nekk ci yenn ci ay gox-goxaan fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag ca fa nga xam ne moom moo di Saint-Louis nag njaboot gu bari jamono yi nag jafe na ngir rek ñu jote si seen ay makkaan ba tax itam njiit bu bokk moomeel ba doxantu woon ca Daaru Salaam Pikine nag ak fa nga xam ne moom moo di Jaminaar nag moom moomee di xam ne rek ne jamono yi jot na sëkk gouvernement bi daal di taxaw ci bëgg-bëggu askan woowee ba Dakar Bamako ferroviaire nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji retraité yi ci atum 2018 2019 2020 nag ñoom ñoo toog ca gare ferroviaire ba nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Thiès li ñu sàkk moom moo di ñu daal di leen jox seen ak ndàmpaay laata ñuy dem la nga xam ne moom moo di ca à la traite mbokk yi daañu ci toftal li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee ni ki tey nees kiis ma dikk ñu yaatal. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko ak wàllu yoon Aby Ndour nag daal dinay gagné procès bi nag ci nga xam ne moo doxoon ci diggante Pierre Goudiaby Atepa ak itam SOS littoral xam ngeen ne boobu ak léegi li mu doon sàkku mu ñu daal di koy jox la mu wax ne que ne moom moo ko moom ci corniche mu mel ni nag dogal boobee nag tey la wàcc ñu koy rek wax wàllu irrecevable intervention volontaire nag loolee la ki nga xam ne moom moo doon atte daal di addu ñu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ni ki tey amul kenn koo xamante ni daal na ci génn àddina wala boog démb juróom fukk ak juróomi cas positif la ñu am fanweer ak ñeenti cas contact ñetti cas importé duñu sori dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ñu wax ci leneen loo xamante ni ñu ngi leen koy doon junju du ñàkk woowule élément ak mbas mi ak tolluwaayam daañ ci ñëwaat ci anam nu mu gën yaatoo ñu wax ci leneen loo xamante ni nag at bu yàlla sàkk dañ ko doon faral di nemmeeku muy amaluk li nga xam ne moom moo di kankurang yi nag ca Mbuur niki ren ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo doon amal lu ni mel nag xam leen ne dina jafe ñu amal ko ren ngir rek tolluwaayu réew mi waaye itam daañu amal li nga xam ne moom moo di ay ñaan jëmbat ay garab ci weer bu septembre wile ñu teelu reportage bu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. demuñu fa ñun ñu bëgg a jël ne dañuy def aada mag ñi daal waxtaan nañ ba jubóo si loolu. teewul collectivité Mandeng fas yéene amal ay manifester ci weeru septembre bi di weer bi nga xam ne kankurang yi lañ ko jagleeloon. mois de septembre bi jëm octobre semaine bu nekk dinañ daje benn si suñu gox yi def fa ay ñaan
wàcce fa kaamil dinañ dugal tamit programme incha allah bu reboisement dañ ko si dugal ak yeneen i activité lu demee ni ay consultation médicale ñu ngi siy waxtaan pour loo xam ne lii lu boo jëlee mbir fenn dafa am loo fay teg. dogal bii nag collectivité Mandeng yëgal na ko préfet bu département bu Mbour te ñoom sax fas yéene ni ñu toog waxtaan ak yenn ci seeni kuréel ngir ñoom ñëpp ñu daal di respecté bi dogal. Abdourahmane Diallo cant ak ngërëm ñen la mbokk yi ñun itam ñu jégalu ci jafe-jafe ci wàllu technique yi nga xam ne amoon nañ ko di son boobee nga xam ne ci reportage bi ñu leen bëggoon a digtal te mujj ñu leen ko jox ñu ñëw ba tey ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb nag amul benn doomi aadama boo xamante ni daal nay ñàkk bakkanam ci coronavirus juróom fukk ak juróomi cas positif la ñu am fanweer ak ñeent ci ñoom nag di ay cas contact ñetti cas importé la ñu am ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. juróom-ñeent fukk test yi ñu jot a def juróom fukk ak juróom ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñeent cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñett cas yu jóge bitim réew mooy cas importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñett cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fi ñu ko jëlee ñooñu nag nii la ñu tëddee ci gox yi may waaj a lim Kédougou am na ci juróom-benn Dakar Plateau am ci ñett Mariste am ci ñaar Cité Kër Gorgui am ci benn Guédiawaye am benn Kër Massar am benn Ngor am benn Nioro am benn Patte d'Oie benn ak Touba benn. juróom fukk ak benn ci malade yi ñu entré hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer fanweer ci weeru août biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróom benn téeméer ak fukk ak benn cas positif ci positif yooyu juróom-ñeent junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar si hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jógee ci wàllu wér-gu-yaram mbokk yi wax ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi xam ngeen ne ni ki tey jii nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di def baccalauréat ci série G nag daal nañuy sëgg ci li nga xam ne moom moo di épreuve yi du ñàkk itam daañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci suñu ndaw la nga xam ne yebal nañ ko ci yenn ci ay centre moom Aminata Mbaare Sow lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey nag mu mel ni delluk ndongo yi ci daara yu kawe yi nag ni ki ëllëg lañu ko jàpp ki nga xam ne moom mooy di président de l'union des parents d'élèves ak itam étudiants yi nag jàpp ne d'accord nañu ci li ñu dippee reprise graduelle nag des cours waaye li mu xamle moom moo di bu fekkee daal nañuy dëppook li waa kër docteur daal di santaane ci jamono yi mbas mi moom Abdoulaye Fane di xam rek ne du yomb ngir rek ñu daal di amal lu ni mel dañuy teewlu ay kàddoom Chérif Dia ak Thierno Laurent Mendy ñoom ñoo ko taataan. étudiants yi bu ñu toogee ba dal di ne ànduñu ci am nañu seen raison propre parce que ñoom ñooy les véritables acteurs mais dañu jàpp ne am na ay anam yoo xam ne yi aussi war nañ ci bàyyi xel ndaxte am na ay étudiants yoo xam ne yi pareeguñu wàllu aussi peut-être kii école yi nga xam ne yi war nañu leen mën a mettre dans les conditions idoines am na maanaam daal dara yu bari yu des. waaye nag dañuy jàpp ne bu fekkee ne am na université boo xam ne bii nekk na dans les conditions véritablement pour mën a ubbi bu lépp matalee waaye ñu jàpp ne peut-être lépp mënul mat parce que dina jafe nañ ko war a mën a bàyyi mu ubbi et au fur et à mesure képp koo xam ne nekk dans les conditions normales ñu mën ko mën a permettre mu def. mbokk yi jàpp leen ne jamono yi may wax ak yéen nag ca université bu Gaston Berger ka nga xam ne moom moo di recteur ba ak itam directeur bu CROUS nag ñu ngay janoo ak way taskatu xibaar yi loolee itam du ñàkk daañ ci delsi si suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu nekkal ca diwaan bu Ndar Géej googee sax nag la ñuy desandi ba tey mbokk yi xam ngeen ne taw bu mitti ba nga xam ne moom moo wàcc ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal nag ñenn ci ay quartier daal nañ ci loru ba taxitam foofee jiit bu bokk
moomal ba moom Mansour Faye amaloon ab doxu nemmeeku ci yenn ci ay gox fu ci mel ni Daaru Salaam Pikine ak fa nga xam ne moom moo di ca ginnaaw raay gis na jafe-jafe ya nga xam ne njaboot ga ca la ñu nekk ndax itam jafe na rek ngir ñoom ñu daal di dugg seeni ay makkaan ba tax muy sàkku ci gouvernement bi mu ñëw ak ñoom ci ay ndimbal ñu teelu reportage bu Ousseynou Diop ak Abib Seck. taw yu métti yu ñu nemmeeku ci diwaanu Ndar ba tey askan wi ñu ngi dund jafe-jafe yu métti meeru Ndar demoon nemmeeku yenn ci quartier yi nga xamante ni jafe-jafe boobee ñu ngi koy dund moom nag daal nay xam ne ni ñooñu nga xamante ni dañu nekk ci wàllu ndox mi war nañ leen wàllu. suñu ñëwee gis askan bi nga xam ni ñii seen kër mi ngi fees dell ak ndox ñii génn nañu ñii wut nañu ay paan ak ay siwo pour jéem a jël ndox mi maanaam di ko génne mu metti la donc loolu maanaam ci gox bi la parce que dëkkuwaay bi nu mu tëddee la ak quartier bi. Mansour Faye ci ay kàddoom gouvernement bi war na gën a taxawu Ndar géej ndaxte li ñu gis mooy quartier yi di Jàmminaar ak Ginnaaw Raay ñoom dañu sonn te muy ñaan itam ñu amal restructuration ngir jafe-jafe yooyu ñu mën ci génn. di ñaan monsieur le président de la di ko sàkku pour que ñu mën a def la restructuration des quartiers de Ginnaaw Raay des quartiers de Jàmminaar suñ ko defulee amuñu solution amul beneen solution bu mën a am tant que restructuré wuñ ko. mairie bi nag indi ay moto pompe waaye ci kàddu Mansour Faye Ndar ni mu bindoo moo tax jafe-jafe bi la am moom sax gis na ni bu fekkee ni gouvernement bi jugu ci at bu ne jafe-jafe bu nu mel daañ ko nemmeekuwaat ci diwaanu Ndar géej. année at mu jot bu tawee daañ defaat les mêmes opérations yi def nii mooy jël ay moto pompe am nañ 33 moto pompe boole ci lu sapeur pompier am ñiy pomper mais bu ñu pomper tey bu tawatee ëllëg ñu pomper waat parce que noonu lay demee parce que day taw te tey année bi dégg naa ne taw bi dana bëri bu soobee suñu borom. mbënd mi nag quartier yi nga xamante ni ñoo ci gën a loru ci diwaanu Ndar bokk na ci Ginnaaw Raay ak fële nga xamante ni mooy ci Jàmminaar askan wi jamono jilee ginnaaw taw yi nga xamante ni nemeeku nañ ko ba léegi seen biir kër yi dafa taa. ca wàllu raay boobee sax nag la ñuy desandi Dakar Bamako ferroviaire nag à la traite atum 2018 2019 ak itam 2020 jamono yi nag ñoom ñoo ne xuus nag ca gare ferroviaire ba nga xam ne moom moo nekk ca Thiès bañ tëdd ca ñag ba ne du ñu fa jugee li ñuy sàkk moom moo di ñu daal di leen di jox seen ak ndàmpaay ca jamono ya nga xam ne rek ñoo ngay dem à la traite ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Silatir. fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar way à la traite yi de ñu ngi leen fekk fii ci gaar bi ci hall bi ñu tëdd ci ay matelas ñii ci ay basang ñi ngi waxtaan seen biir waaye ñoom nee nañ naqar la ñu am ndaxte juróomi fan a ngi nii ñu tëdd fii ci gaar bi jamono yi dañoo galan raay bi du benn saxaar bu fiy jaar li leen metti moom mooy ba ñu à la traite ba léegi joxuñu leen seen ndàmpaay. ñun ñu retraité toog ñaari at ak lu topp mënuñu ñoo fay suñu xaalis autorité yi ñi ngànk réew mi ñu wax ak ñoom ba bi ñuy mujj daje ak ñoom ñi ngi dajeeg le ministre Oumar Youm mu génne kayit jox ñu kayit gi le 7 février la woon ci at mi ñu ne boobu ak léegi mi ngi bëgg a weesu juróom benn weer ñu ne jox nañ leen fi xaalis waaye ñun kan moo na gën a yeyoo xaalis ñun ñi nga xam ne ñun nous sommes du 3e âge ñun ñi nga xam ne dañoo liggéey ba retraité. way à la traite yi nekkoon ci Dakar Bamako ferroviaire mer lool nee nañ seen xeex bi de duñu ci dellu ginnaaw. nan nu jox sunu xaalis si ñun ñii am na ñoo xamee ni stressé nan ba wàññeeku benn saxaaru jogo du saxaaru ICS benn du fi jaar léegi nag fi nañ dëkk tànk fay ñu sunu xaalis fii na ñuy toog su doon tëbaski déwén fii na ñuy fekk incha allah te danañ fi toog ba tëbaski déwén. cheminots yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci Dakar Bamako ferroviaire nee nañ saa su nekk ñi ngi ñëw fii ngir jàppale leen ñoom de ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi ak kilifa yi ñu taxawu leen ndaxte jamono yi nee nañ gisuñu kenn te sonn nañu. ñetti bés yoo xamante ni nag ñu ngi leen di tàggat di représentant yu syndicaux yu région bu Sédhiou ñoom ñooñu nag li ñu xamle moom moo di ñu gën a taxaw ci seen ak seen yelleef nag ci lépp lu soxal seen wàllug liggéey Bakary Konté ak Khali Diamé ci reportage. 6 centrales syndicales ñoom nag ñoo daal di bénéficier session de formation ñetti fan bu ñu doon amal fii ci diwaanu Sédhiou pour nag mën a jël revendication travailleurs yi daal koy doxal ci nu mu gën a waree. mais ñun syndicalistes yi dañoo soxla am formation ndax du fekkee jël en charge régler ak yelleef travailleurs yi la kooku suñ ko formé du mën a régler problème yi loolu moo tax projet bi juddu booboo ñu ne
bu njëkk ba dañ daan dem ci hôtel yi di def di recruter ay consultants ay experts ñu ne loolu c'est un coût moo tax ñu ne kon le PANAF a créé une nouvelle méthode ñu koy wax méthode de formation à travers les cercles d'études pour que loolu daf ñu permettre avec des coûts à xaalis bu néew ñu mën a atteindre ñu mën a laal ay travailleurs yu baax. initiative bi nag PANAF Sénégal moo ko indi fii ci diwaanu Sédhiou représentant syndicats yi nag dëkk rafetlu bu baax Kollu Diouf bokk ci CNTS. parce que li ñu gis fii mooy syndicats yu bëri na bëgguma fi nekk fii di lim mais ñëpp nañ xam ne seen objectif benn la te ñëpp nañu xam ne nekkal fi askan bi moo leen fi taxa mooy seen mission fondamentale. préfet bu Sédhiou Ibrahima Fall di ñaax syndicat yi ñi gën a sukkandiku ci formation bi. syndicat du revendication rek syndicat boo ci nekkee da ngay jàng chaque jour syndicat boo ci nekkee da nga war a formé wu pour amal njëriñ sa syndicat pour amal njëriñ sa réew en quelque sorte ndax fépp fu ñuy jàngale fépp fu ñuy formé rek ñu ngi defar nit te pour nga defar militant bu baax pour nga defar responsable bu baax il faut nga formé ko pour que li ñuy namm ci ñoom. ci mission yi syndicat bi am te mission yi comme ni ma ko waxee du ñaxtu kese mais am na yeneen mission yu syndicat yi développé mission yooyu yëpp pour mu antu il faut que formation bi jiitu. après Sédhiou nag PANAF Sénégal dina wëyal session de formation yi ci yeneen région yoo xamante ne ba léegi ñoom bénéficié wuñu ci projet bi. Gandiaye la ñu ko xamee woon nag ci ay garab loolee nag doon taaral lool woowule gox ku moywul dina naxsaay ba taxitam ñi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo jamono yi nag ñu taxaw temb ngir daal di xeex lu ni mel Ibrahima Jàmme Faly Gueye. peggu route nationale bi dugg biir Gandiaye feesoon na del ak ay garabu xay waaye tey jile seetlu bi moo di ne garab yooyee màgget nañu di dee benn par benn bay waaj a jeex loolu nag la mairie bu Gandiaye jóg ni waruñ ko seetaan tax nag mu mobiliser ndaw dëkk bi ngir ñu suuxalaat dekkalaat lii di garabu xay. xay dafa nekk loo xam ne moo doon symbole Gandiaye booy dugg ci Gandiaye li la njëkk a frappé lii tax nga xam ne yaa ngi dugg Gandiaye xay yi la. sànq buur Gandiaye wax na histoire bi wax na historique bi ki ko fi def mais daal xay yi lañ choisir parce que ñoo gis ne xay yi ñu ngi daanu donc ñu ne on va planter des xay gis nga tout le long de la nationale pour que ñoom ñu régénérer wu. boo weesoo melokaanu garab yooyu la nga xam ne ñoo ngi ci anam bu doy waar fi mu toll nii de commune bu Gandiaye mu ngi jànkonteel itam beneen phénomène bu jëm ci wàllu avancé xorom si. kër yi mujj yi da ngay gis xorom si ni muy lekkee bâtiment yi ñu ne donc dinañ xool ak ñoom Souleymane naka lañ mën a def réfléchir à une ceinture verte autour pour nga xam ne dinañ mën a arrêter choisir les espèces aussi en partenariat avec le service des eaux et forêts ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy conseiller. dëgg la reboisement mbir la waaye beneen mbir mi ci gën a am solo moo di ne fexe ba garab yooyu mën a dund ndaw yi nag ne daañu leen toppatoo bu baax a baax. waaw suivi bi moom c'est très simple li si jiitu mooy impliquer population bi impliquer askan bi dañuy parrainer garab yi buntu kër gu ne ñu ne la garab bi yaa ko moom. defal la fa protection en fer bu weesoo loolu éclaireurs yi waa donc Croix-Rouge donc service scout bi ñoo ñëpp jël nañ engagement def benn comité permanent di xool garab yi. opération reboisement bi le nag mobilisé na ay téeméeri ndaw diggante ñaari fan rek daal dinañ jàmbat lu mot ay téeméeri garabu xay ak yeneen xeetu garab. ca diwaan bu Sikicoor nag ay ndaw la ñu daal di tàggat ngir rek bu ñu noppee daal di am ci loo xamante ni ci la ñu jàpp ca buñ ci jógee itam mën na njëngu ci lépp lu soxal wàllu mbay mi ak itam wàllu càmm ñu teewlu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo doore woon woowule projet ka yoroon seen kàddu Babacar Diassi ak Lamine Mandia ñoom ñoo ko tàttaan. liggéey ba nga xam ne jot nañ ko def fii ci Casamance. région de Kolda ak région de Sédhiou dafa di projet ba nga xam ne dañuy jëm encadrer jeunes yi won leen ni mbéy mun nga ci am alal donc ñu créer seen entreprise ci wàllu mbéy ci wàllu jur yi parce que Casamance souvent bu ñu béyee c'est pour que ñu consommer mais fii moom dañuy béy pour consommer ak am xaalis donc ci loolu la ñu yëngu fu mu ne nii jot nañu former 313 jeunes yi nga xam ne ku ci nekk am nga mën-mën ci nu ñuy béyee ku ci nekk aussi am nga mën-mën ci nu ñuy taxawalee entreprise ku ci nekk tamit am na mën-mën ci nu ñuy sàmmee jur.
lu tollook juróom-benn milliard de dollars américains ci loolee nag la ñu daal di ficc ngir amal li nga xam ne moom la ñu dippee Akon City te ñu war ko amal ca diwaan bu Mbodiène lu ni mel nag bu anto mel nag réew mi daan ci gis boppam Mohamed Samb ak Youssou Baro teewoon nañ tegum xeer bu njëkk ba ñu seetaan. suuf si ngeen di gis toll ci juróomi téeméeri hectare ak lu tegal fii nag la ñuy amalee dëkk bi di Akon City mu nekk loo xamante ni si fii lay nekk fii ci Mbodiène ci diggante Mbour ak Joal Fadiouth mu nekk nag benn projet boo xamante ni si ci wàllu smart city dina ànd ak jumtukaayu xare li nga xamante ni si daañu ko jëfandikoo ci àdduna bi loolee ngir gën a mën a jox askan bi ay matuwaay yu leen di jëriñ. dama bëggoon sama projet bi bu may def foofu dama bëggoon mu dimbale Sénégal jëm kanam mais dama bëggoon waa Mbodiène yi kontaan ci projet bi. dëkk bi nag nekk loo xamante ni si lu koy màndargaal bokk na si alam gu naat loolu ba tax na sax dafay am kopparu boppam boo xamante ni mu ngi tudd Akon di xaalis bu ñuy jëfandikoo ci jumtukaayu xarala yi. Mbodiène moom dafa am historique bu bari te Mbodiène ñëpp fu bëgg a nekk te tradition bi moom dañ ko téye bu baax xam nga te dama bëggoon tourisme yi suy ñëw ñu gis ñoo xam ne dañoo représenté culture bi. Mbodiène nekk dëkk bi nga xamante ni fii la ñuy amalee projet bii di Akon City dëkk bi ci wàllu boppam sax moom artiste bi mu ngi xamal li tax mu taamu ko moo di rek fi mu féete dafa baax loolu. crypto bi moom na yomb parce que fi mu ne nii sooy fay dara ci sa téléphone bi loolu crypto la te su bari dañoo xamul crypto nu mu doon mais crypto du changer dara. sa CFA bu ngay jënd bu ngay kiyee léegi soo demee Amérique doo ko mën a utiliser xam nga mais Akon bi soo demee anglais soo demee Amérique soo demee Europe soo demee Chine soo demee fu nekk ci monde bi di nga ko mën a utiliser. dëkk bii di Akon City nekk loo xamante ni si ñu bëri jàppoon na ni xëy na mënu la nekk bile projet nag dina sotti ci atum 2030. artiste international sénégalais bii di Akon ci wàllu boppam fii nga xamante ne ñëw na fi ci Mbodiène li ko taxoon a njukk moo di rek tegum xeer bu njëkk bi nga xamante ni dina ko amal ci altine gi. Mohamed Samb moom Akon moomee nag di ñaawlu yenn ci ay bunduxataal yoo xamante ni ñu ngi koy def ay nit yu ñuul ci réew bu États-Unis moom moomee nag di xam ne lu ñu mel teguñu ko fenn foo xamante ni war nañ cee mën a sukkandiku ba daal di jëf yu ni mel ñu teelu ko moom Akon ba tey ci micro Mohamed Samb ak Youssou Baro. waaw dafa may metti quoi parce que man suñu borom Afrique américain yooyu man comme africain laa leen gis parce que ñoom ñëpp góore lañ jóge te ñoom rek ñoo ko xamagul quoi te lu may bëgg a def mooy jël leen indi leen fii te Akon City bi loolu moom lu si bëri ci loolu lay féetee dama bëgg jël suñu gars yi diaspora bi américain africain yooyu indi waat leen fii quoi comme ça ñu mën a gis seen culture mën a enjoy life quoi xam nga parce que fii moom foofu lu ñu nekk foofu ak gouvernement bi ak nit ñi foofu lu ñu leen di treat ni ñuy waxee treat waa traité baaxul te gars yi foofu ñamagul ceebu jën il faut nga indi leen fii xam nga ñu enjoy life quoi racisme moom foofu la nekk te foofu la dëkk saa yoo dëkkee foofu rek di nga ko expérience quoi mais soo ñëwee fii xam nga na gën a résistement quoi xam nga foo dem moom ni nga am racisme mais foofu moom dafa ëpp quoi. kon moom d'accord ci loolu non d'accord mu ci dara. ni ki ngoon dina janoo ak way taskatu xibaar yi ngir dikk ci projet boobee nga xam ne bëgg na ko amala ci gën ni mu gën a yaatoo waaye itam daal di koy xamleek askan wi mbokk yi ñu egg ci ñaareelu pàcc xibaar yi jagleel ko li yéen kaay yi xëy ni ki tey ji El Hadji Assane Gueye lañ ci àndal. wàllu jëflanteel observateur xëye tey diggante Sénégal ak France wala Macky ak Macron di ñaari njiiti réew yooyee yéenekaay bi ñëwaat ci tuuma yi ko topp nag boobaak léegi moom président Sall ci ne dafa jébbalu daanaka ci ñoom waa France ba su yëkkatee jéego jëm fa ñenn ñi ne daa wuy jib convocation ngan gi ci mujj observateur ne mucc ca di ngan ca France bu président doon fa teewee ndaje mu suqaliku entreprise yu France yi tax a jóg añandoor fa it ak naatangoom Emmanuel Macron yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne sénégalais yi amoon nañu nag yaakaar ba mu faloo ne dina dog wala mu fexe ko dog bu mu
njaam gi suñu digg ak tugal waaye daanaka na woon foo woon donte léeg-léeg rek mu wane jéngu ci doxalinu yenn ci entreprise yu France yi fii waaye ba tey ñu ne buum gi dogagul observateur ne ana nag lu ko waral ndax du réalité d'état di bëgg ko waaye ñàkk mën def Momar Diong journaliste di jàngatkat ci observateur ba tey ne doxalin wi du lu ko bett ndax France mësunu baal Abdoulaye Wade doxalin woowoon ñu ne rawatina wàllu taxe yi mu tegoon ci appel yu Orange yi di appel yi daa bawoo bitim réew dugg fii Sénégal ak it tëju base armée bu France bi fii waraloon sax ñu ne ci wotey 2012 bi ñu ne soreetul Sénat bu France dalal candidat bi di Macky Sall di lu wane kon ne France tànnoon na mbërëm kon Momar Diong ne du faiblesse bi mu la gis ci doxalinu président Macky Sall waaye xëy na kuy fexee fay naar ba xorom moom Momar Thiam moom di enseignant chercheur ci wàllu marketing politique ne gisul président bu faible waaye président bu nu faiblal ak i ancien collaborateur yu koy song naka noonu collaborateur yu ne patt mel ni ñu ci ànd ci suuf ci cong yooyee ndax mu ne ci njëlbeenu nguuram sax moom président Sall amoon na ñu ko daa défendre ñu mel ni Abdou Latif Coulibaly Souleymane Jules Diop wala yenn ci ndawi parti bi waaye ba sànq furaas daal di xideen rax ci dolli Momar Thiam ne France nag mi nuy wax bu nu fàtte ni mooy premier partenaire u cosaan ak Sénégal ci wàllu koom-koom Ali Fari Ndiaye consultant ci wàllu relation internationale moom it ne réalisme la gis ci doxalinu président Macky Sall maanaam xam naam li nga bëgg waaye ràññee li mën a ne ca wooweew doxalin mu ne mooy bi gën a wóor ndax risque ya xiini miini ya bari wu ca naata ngoom Alpha Wali Diallo it ba tey observateur ne président intérêt Sénégal lay gérer du mën a doxalee rek idéologie wala xaac yu amul mucc yéene kaay bi di l'info moom relation ba mu kañ mooy bu sud misaal gi mu ci joxee fii ci Sénégal di kër gi di ICS industrie chimique bu Sénégal ci loxoy groupe Indonésie bi di Indorama ndax tey mu ne mooy kër gi njëkk bi defar wàllu engrais phosphaté ci Afrique suufu Sahara bi ñetteelu kër gi ci Afrique ci boppam enquête yéene kaay moom xëye waa Turquie yi tiital waa Bargny mu ne ak seen kër gi di Toshali di kër gu yëngu ci wàllu sidérurgie askanu baax ñi ragal ñu jële leen ci seeni suuf mairie ba bu baax ñi ci enquête yéene kaay ba tey di leeral ne du moom mooy ki joxe suuf si waaye état bi ci laa sit waati waawoon pël ak seen tiitànge lu ëpp ñaari téeméeri njaboot yuñ fa bëgg a tuxale ci ñu ne directeur général Sénico nas lu ni mel moom sëñ Abdoulaye Dia di leeral ne maître Abdoulaye Wade ki ko jaayoon terrain bi jamono waati waawoon pël ne lu mu ko jaral rek jaral leen ko ngir sàmm seen dëkkuwaay yooyee la tribune xëyee politique ak kilifa gi war a doon jiital opposition bu Sénégal yéeni kaay bi ni Idrissa Seck la ñi ëpp ci opposition bi tànn dale ko ci Alaaji Malick Gakou Papa Diop Madické Niang Issa Sall ba ci Hadjibou Soumaré Khalifa Ababacar Sall na ko noonu donte Ousmane Sonko moom ka mu gis mooy Abdoulaye Wade Moussa Tine njiital ADP ci yéeni kaay bi di Vox Populi mooy gan nga tey la mu gis mooy Macky Sall dafa war a bàyyi politikantu gi ca wàccoog diggéem nga fi woon ak waat nga ni du yowtu troisième mandat ndax mu ne mbiri troisième mandat dafa faf bloqué réew mi jamono yi néewal sax doole président de la République élection locale 28 mars 2020 yéene kaay bi Sud Quotidien la mu njort mooy ak tuxal geneen ñetteel bi yoon ci yéene kaay bi Babacar Fall bu Gradec di leeral nag ne ak kenn mënut a bëgg nag mbir ak safaan wa Le Quotidien diggante Macky Sall ak waa UMS la xëyee di mbootaayu magistrat Sénégal yéene kaay bi ne président téye na ndimbalam daa yónnee mbootaay gi maanaam ñeen fukki millions ya artistes yi ñoom bataaxal bu tëjuwul lañu ko yónnee moom jiitu réew mi ci seen nekkin ak jafe-jafe ak mbas mi ñu nekkee boobaak léegi jàng nañ ci yéene kaay bi di Les Échos ne ñenn ci artistes yi sax bu nu tàllalul loxo yi du nu dépense su mbas moomee nag ak xeex beeg kër docteur ak njàmbaar gi nu ci boole libération xëye ko junneeg juróom fukk ak juróomi nit ñu wér ci ay bés dong donte juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn ñu am jàngoro bees ji xayma nanu ko ci ay bés genn gi ak it fukk ak juróom-ñett yu faatu ci Les Échos ak mbas meeg màggal gi nu dëgmal nag ab groupe chercheur di aji gëstukat dafa rapport yegg ko ku tedd gi xalif général ku lu murit ak ñu ne comité d'organisation màggal gi ci ni màggal googee mën a doon luy gën a yokk lawuk jàngoroy coronavirus ci Sénégal yéene kaay bi ne ci rapport bi bokk na ci la ñu gis nepp xalaat sàkku ci taalibe yi ku ne fa nga ne nga màggale fa ca bu boobaa ñu ne dina dëppook taarix ci niñ daa màggalee démb docteur Soxna bokk ci ñi mool rapport bi leeral nag ba tey ci yéene kaay bi ne dogal bi coggalu guy gi kilifa yoon wi ak comité d'organisation bi rek nag ñooy ñi ko yor du keneen wàllu lamb Gris Bordeaux génn na ci combat ak Balla Gaye 2 wala mu ne bu koy sëgg mu ne du doon Gaston Mbengue ne promoteur di lu nu jàng ci observateur nee na sax fa fukki millions yi Gaston Mbengue yi mu jotoon encaissé dina ko delloo. Alhaji Assane Gueye cant ak ngërëm ñen la ñu egsi si leneen bàyyi leen ñoom ñu nuyoo ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy addu ak askan wi bés bu yàlla sàkk wala bokk lundi jàpp jeudi li nga xam ne moom moo nekk ci biir internet bi Mamadou Ndiaye Mairie Bey maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi di nuyu suñu mbokk internet yi. comme tey lan ngeen di waxtaanee. li ñu war a ñëw yaatu na ci diggante li fi xew ci week-end bi. taw yu bari yeeg. tam xarit bi ak actualité bi ni mu doon dowee ci réseaux sociaux yi mais surtout ci internet jërëjëf cant ak ngërëm ñeel la yow itam ñu bàyyi la dig daje bi léegi ak mbokku téléspectateurs yi foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi ngoon incha allah ci xibaar yi ci kàllaamay kocc lu mooy loola itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média kenn dal ak jàmm